di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak Sunugal 24 invité de la rédaction moo dellusiwaat tey ñu si dalal commissaire Cheikhna Keita moom commissaire à la retraite la ñu fas yéene waxtaane ak moom fi actualité bi toll mu nekk tamit leader d'opinion boo xam ne dafa yëngatu ci ay mouvement yu bëri mouvement yoo xamante ne ñu ngi ci espace politique bi ñu bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. sant bu baax a baax mooy remercier invitation bi. di nuyu seen téléspectateurs yi. di ñaan yàlla lépp lu ci daataan mu jëriñ askan wi. alors commissaire dañ koy doore ak actualité bi nga xamante ne moo am tey mooy gouverneur bu Dakar dafa génne ab arrêté mu aaye jënd essence ak détail jënd essence te jaarale woo ko ci yoroo oto wala yore boo demee jënd essence daal maanaam yóbbu sa ab xottu butéel léegi ku dem rek nañ la ko lànkal ci diirub ñaari weer ñu jàpp ne ay raisons de sécurité la évoqué ndax da ngay ànd ak décision bu nga jël na ko am na ñoo xam ne dañoo ne lan moo fi ñor ba ñu koy màcc ndax yaakaar nañ ne jaru ko fi parce que dëkk bi tolloogul foofu wala noo gisee mesure boobu gouverneur bi jël. su fekkee ni yow da nga jiital li nga soxla wala li nga bëgg pour analyser benn situation. man nga wax lu la neex wala nga wax lu la arrangé mais li fi ñor bari na. parce que ci manifestation yu mujj yi ñëpp gis nañu ku yéeg ci kaw oto yor butéel di tuur xawma essence xawma lan di taal oto nit ñi taal alal nit ñi ñuy toj ay oto toj ay taal buntu Auchan ainsi de suite di jéem a incendier station essence ainsi de suite donc li fi ñor bari na kii yore sécurité day jël ay dispositions yi nga xam ne su ëllëgee yaraage bu ko fekk ci li nga xam ne moom la ko askan wi dégg muy gouverneur Dakar moo tax loolu bokk ci mesure yi nga xam ne daf koy jël pour wàññi possibilité yi nga xam ne nit ñi dinañ ko am combustible c'est-à-dire lu yomb a taal pour def ay jombe. kon mesure préventive bu jar a saluer la. non y' a pas ces mesures normales. c'est pas l'extraordinaire saluer bravo. mesure la bu normal bi nga xam ne ci exercice su responsabilité moom war na ko mën a jël situation bi permettre fu mu jël ko parce que day prévenir li nga xam ni mooy li nga xam ni mën na am ëllëg te déjà esprit yi ñu ngi surchauffé ay nit wane nañ ni ñoom tey loolu mun nañ ko def lu am ba noppi su mënee dellu si waat da ngay aar lépp. waaw dañuy dellu li xew kër fële kër cité kër góor gi ci kër Ousmane Sonko. ñu gis fa benn corps d'élite boo xam ne ñu bëri daf leen a yéem muy waa BIP brigade d'intervention polyvalent mu jaaxaloon ñu bëri ñu ne waa BIP lan la ñuy def fii parce que yaakaaroon nañ ni fu ñu leen di gisee mbir mi dafay taraay boo xamante ne naka lañ mën a comprendre élément BIP yooyu ci terrain bis boobu. mais xam nga sungule du teew ñuy nattable yow yaa gisal sa bopp ay nit di jël ay briques di gàddu di yéeg ci ay étage di sànni ay xeer di créer situation insécurité bi nga xam ni dafa laaj intervention bu spécialisée c'est-à-dire ay corps d'élite yu mel noonu mën a dugg ci espace yi nga xam ni danger dafa réel ñu dugg fa intervenir de manière technique protéger ñi nekk ci biir ñi sànni xeer yi sax protéger waat leen pour mën a rétablir une situation normale ba danger bi ñu créé foofu du am loolu mooy loolu bi y a rien d'extraordinaire. mais commissaire parce que xew-xew daan na fi am daanuñu leen gis loolu moo tax mu yéem nit ñi xew-xew daan na fi am daanuñu leen gis mais ay militants yoo xam ne dañoo ñëw seen kër responsable toog ba alkaati yi fekk leen fa coow li doog a mën a am pour man est-ce que jaroon na ñu leen fay déplacer. mais parce que yow boobu lecture nga am ñoom dañoo nekk ci benn situation bi nga xam ni dafay situation bu particulière déjà seen leader dafa wax. woote tudd ay baat il faut pas que ñu demander autorité administration yi services yi nga xam ne ñooy gérer ci ñuy def ci passivité wala ñu def ay complaisance yi nga xam ni dañuy fekk nit ñi su ñu defee lii kon nit ñi dinañ wax seen leader moo wax ci presse bi yéen ñëpp ngeen koy dégg lii duñu ko nangu dinañ def nii jóg leen na leen jaral seen bakkan ainsi de suite ceci cela premier attroupement buy am départ de feu la luy départ de feu mooy fi nga xam ne déjà comme ñaar fukk téeméer daje nañ fa li nga xam ni moom lay woote mën na fa am ñu jël pour à titre préventif ñu ni loolu kat nan fa dem jege ko loolu kat nan ko dem comme nit ñi dajale ko ñoo tas ko balaa muy jur leneen. bi ñu demee gis nañ ni dafa mel ni ñi fa nekkoon loolu rek la doon xaar pour tas ci dëkk bi créer ay hostilité taal ay oto jàmbur taal ay yàq ay bagages jàmbur gaañ ay nit.
donc c'est tout à fait normal que ñu ñëw fa il ne faut pas seulement que nit ñi bugg ni ñu gisee sécurité fonctionner noonu su fekkee ni nit dafa woote ni kat man duma nangu lii dinaa def lii yéene sama mbokk kaay leen taxaw leen lii bu lii amee na ngeen def nii bu leen ci bañ dara ki nga xam ne moom mooy aar dafa war a taxaw il ne faut pas que ñu wut beneen explication. sortie boobu am nañu jàpp ne mën nañ koy toppee appel à l'insurrection ndax bokk nga ni li mu déclaration bi Ousmane Sonko def keroog am na lenn lu si nduru woote nit ñi ci yëkkati fitna. li am daal moom moo ko def moo woo nit ñi ñu dajaloo mun leen na leen ko jaral seen bakkan tey mooy mortal combat bi tey la war a jeex wala suba mais loolu man ay nopp laa am keneen ay nopp la am conséquence bi nga xam ne moom lay am au plan du droit au plan de la sécurité interprétation bi mu am ci li nga xam ne mooy infraction wala du infraction ñi yore affaire bi dinañ ko natt mais déjà wax ko rek te bu dul infraction ëpp na parce que réew mi dañ ci soxla jàmm pour que nit ñi dund li am ci situation bi déjà que mu jëlee ko fi teg ko feneen rek dafay wane ni moom li fi tàkk moom moo ko bugg parce que foofu la bugg régler problème bi nga xam ne newul ko. mais am nañu jàpp ne tamit dafa sentir ne dañ ko comploté moo tax mu woote pour ñu dimbali ko. man moo xam ay problème complot c'est cela Ousmane Sonko ñun ñëpp ñu ngi fii affaire bi commencé wuñu daal di moom ay agent secret daal di dem gis benn complot du déjouer que quelque part c'est-à-dire moom mu am ay comme am na ay nit ñu nga xam ni dañu nekk ci service am ñooñu dem di gëstu di def ay investigation ba gis ni dañ koy comploter ñu daal di fësal loolu feeñal ko li feeñ ba fës mooy benn xale bu jigéen la séqal kooku yeewu suba porté ko plainte à tort ou à raison kooku moo ko porté plainte ki mu porté plainte du Ousmane Sonko leader Pastef Ousmane Sonko la porté du Ousmane Sonko député Ousmane Sonko la porté comme nit ki nga xam ni nit ku dul député nit ku dul fonctionnaire mën na seq ak yow diggante góor ak jigéen. mais li tax commissaire mu tudd ci complot mooy dañ ci wax oto bu ñuul wax ci tudd ci koo xam ne jarbaatu ci Macky Sall la fare ñu tudd ci avocat wala avocate alors loolu xel commencé tey ne am na ñoo xamante ne am na benn main invisible bu nekk ci biir dossier. mais c'est que fi ñu ko tuddee Ousmane Sonko moo indi loolu yëpp man loolu yëpp du ma ci débat parce que su fekkoon ni ndaw si def que ni yaa ma violé mun nga déedéet violé wu ma la ma ñàkk sama ndey violé wu ma la billaay violé wu ma la nan ko seet mën naa teg sama loxo ci kaamil. mais dëkk droit lañ nekk tamit du ko waat rek ñu ne demal commissaire yi tamit yow du ko waat rek ñu ne demal. non du question waat mais na waat foofu ñu ne ko demal wala buñ ko ni demal mais bu mu ni président de la république moo ma comploté il faut que ñu d'accord ni moom fi mu ko yóbbu foofu layukaay la ça ne passe pas layukaay la mënul nekk te ni mu ko fa yóbboo tamit dafa doy waar parce que dafa créer situation bi nga xam ni moom dafa ni fii kat ñii mën la ñuy wut bàyyi leen amul affaire viol amul leneen amul li am mooy tey la ñuy war a mën a xeex ba liñ fii bugg jóge fi parce que kii moomu complot loolu mooy wax ji soo bëggee nag léegi nit ñi débat ci ay kii moo ko wax lii diw moo def nii journaliste bi ki ñëwoon jël si ndaw si kenn naxul kenn man suñu ma dee confié woon enquête bi du ma leen topp. ou bien mais lu tax doo leen topp te ñu impliqué aussi. parce que ndaw si objet enquête bi. situation bi dafa am objet c'est-à-dire li xew moom moo tax ñuy def enquête li nag nit ñi bëgg mu doon pëccëxoo ku nekk di wax foofu yéen bu leen neexee ngeen def ko parce que ay journaliste ngeen bu leen neexee ngeen wut buzz foofu bu leen neexee ngeen wut événement foofu bu leen neexee ngeen liggéey foofu di ko xamb pour am contenu ça vous regarde mais nag ñi vigilant te xam ne affaire bi fi nga ko war a régler fa nga koy régler da nga koy régler ci diggante Ousmane Sonko ak ndaw si mu wax moom lan la fa def déjà dee na pourquoi vous du ngeen appesantir foofu nee na dem na fa mais liggéey leen ci dem na fa nee na daf doon maase wu xam nañu tey ni moom ak ndaw si tëju nañu moom ak beneen ndaw tëju nañu mais liggéey leen ci loolu analyse yu métti yi ngeen di def leen ko foofu. non def nañ ko foofu daal ni que defu leen ko foofu. def nañ ko foofu loolu moo waral ñoo xam ne bi ndaw si génne témoigné na moom ndaw si mu ko séqaloon témoigné na ba liñ ci jot a am ci ay information kas néew jàpp nañ ne mbir mi ni ko nit ñi xambee ak fi ñu koy yóbbu tamit yeggu fa. ah non yow yaa wax ni yeggu fa ndaw si nga xam ni moom moo ko porté plainte la war a àndal dem tribunal ñu régler seen problème yegg na fa yeggu fa yow mënoo juger parce que doo juge keneen du juge mais li ngeen bëgg mooy tey mu nekk tribunal populaire tribunalu koñ tribunalu grand place tribunalu mbedd ñu régler affaire bi foofu Sonko foofu la invité fi mu invité dara nekku fa lu dul li nga xam ni moom lay daw mooy
ñu régler problème mu viol bi ndaw si wax à tort ou à raison. Est-ce que ndaw si moo Sonko daf ko violé non li ñu xam tey en tant qu'enquêteur par exemple wala yéen journaliste ñoo bokk benn métier war ngeen wax ni Ousmane Sonko dem na fa loolu lan la. ngeen def analyse par exemple fi nga leen di invité ngeen ni boo gisee lii moom fi mu wootee boo gisee mu woote ci complot c'est parce que politicien la mais yéen ngeen woote ci ni mais politicien est-ce que war na dem foofu. ki nga xam ne dafay dagaan réew mi est-ce que war na dem foofu. mais loolu tamit c'est sa vie privée. am na droit dem fu ko neex am na non vie privée foofu am na droit dem fu ko neex maase wu. amul droit dem fa tey laa la koy wax amul droit dem fa. lu tax amul droit dem fa parce que moo dagaan ni dafa soxla suñu réew yow sa élimaanu koñ buñ ko jiiñoon léegi ay bundu xataal di dugg ci kër jeeg yi léegi dootul nekk élimaan. mais élimaan nga ma wax. mais élimaan laa la wax président de la république DSK ma jox la ñaari exemple France bi ñu amee DSK mu def lu mel nii ñu tuumal ko lu mel nii nekku fa président Fillon bi nga xam ne moo waroon nekk président avant Macron moo jiitu woon Macron lan la ay emploi fictif rek ñu taachal rek dignité am honorabilité am ak njubam nekkul président français yi jël ko teg ko fu la xanaa France dañu gën ñun li ñuy daw li ngeen bëgg dawloo nit ñi yéen ñi nga xam ne yéen a yor presse bi yéen ñu waroon dimbali fi ngeen bëgg yóbbu nit ñi lu tax ngeen fa yóbbu nit ñi. non commissaire damay ñëw rek du ngeen ñu delloo ci suñu dignité. réew mii kat réewu nit ku baax la ñun ay nit ñu valeur lañu ñun suñu cosaan mayewul lii ñun suñu aada mayewul lii suñu réew suñ ko waree dénk nit est-ce que nit kooku war nañ ko fekk ci lii ñu lijjanti loolu avant ñu dem tribunal parce que am na lu am ba noppi. am na lu am ba noppi mooy dem na fa te moom mii kat moo taxaw ni ki yore réew mi baaxul. ñun fay def baaxul ñun est-ce que dinañ fal nit te duñ xool jikkoom. yéen pourquoi du ngeen dem foofu pourquoi rek ngeen bëgg complot xëy na man en tant que presse dama leen koy may. commissaire xam nga am na loo xamante ne débat de personne lay doon am na loo xam ne débat de personne lay doon fii am na fi ñoo xamante ne am na fi ay kilifa yoo xamante ne am na fi ñoo xamante ne loo seen vie privée la bëgguñu mu génn ci place publique bëgguñu kenn gis ko dañ leen koy nangul tamit li ñu warloo ak ñoom mooy li ñu leen dénk ñu def li leen ci war parce que ku nekk boo tëjoo si biir nekk yaa xam la nga fay def ak sa njaboot ak say dëkkandoo waaw loolu benn point la mais dafa am loo xamante tamit dafa factuel ay feelu yu ñu gis ndaw si biir plainte bi dañoo gis mu évoqué ci ay mbir yoo xamante ne bi ñuy avancé ba ci biir dañoo gis yëpp màbb loolu yëm nit ñi moo gën a dëgëral teesu complot bi ñuy wax moo tax tamit fi nga waxee nii dañ la fay dégg parce que lu ñu mën a dégg la waaye tamit teesu complot bi ci wet bi tamit du neex a dàq teesu complot bi nan tey dama ne la complot bu fekkee dañ ko complot moom dafay wut démarche bi nga xam ne day wane ni dañ ko complot ci li nga xam ne du fay lakk gi nga naan whisky mu lakk sa gémmiñ nga bugg ko fay lan dóom non du dem moom li nu ko jiiñ du est-ce que yow Macky daf la complot yuuxul moom li fi xew mooy ak nu ko mënti jëlee moom moo dem ànd ak ndaw si dem ci kër ndaw si ñu maase ka dem ci lii nga xam ni loolu ci ay valeur ci ay éthique lañ koy jugé ñun nañu jóg taxaw biir koñ bu mu am ñu ne attention biir quartier bu mu am ñu ne attention nit ñi dañu soxla ñu lal suñu bopp ci ay valeur loolu moo sukkandi suñu société bii loolu moo tax ñu nekk Sénégal ñu mën ñu wax pays de teranga pays de ceci naan Cheikh Ahmadou Bamba Alaaji Malick jullit catholique ceci cela nit ku baax nit ku bon yooyu référentiel yooyu wala war a convoquer seet kii nga xam ni ñun su fekkee rek bëgguñu wax ci violé na ko wala violé wu ko mais ñu ne kii puisque nee na dem na nan attention kii kat dafa soxla suñu réew kii nee na daf ñu bëgg jiite te kii ñun yaakaaruñu ko réew mi par force dina am ku ko jiite gënul ci ñun mais taxaw na. mais ku dem foofu rek moom expliqué na argument yi tax mu dem fa dafa feebar loolu la wax. mais yow xam nga lu ma jaaxal ci yéen loolu mooy yéen da ngeen di nangu lu mu wax ngeen nangu ko. non nanguñu ko moom moo ko expliqué dama ne la expliqué nag ndax yow nangu ko mu expliqué loolu. lu tax du ngeen nangul ndaw si rek daf ma violé rek ngeen yem foofu bu leen seetaat leneen def leen loolu. ndaw si tamit ñu ngi gëstu ci ay mbiram. gëstuwu leen lu dul yéen a gis seet lu ngeen ko waxee ni cagala lii la dal ci kawam ba organisation féministe yi sax ñeme wuñ ko défendre lu tax loolu. lu tax ñaari sénégalais ku tëggoo ni tama tamit ñu tëggee la ni tama. ndaw si moo ni mel non xam nga commissaire dafa am yoo xamante ne dafa nekk ni ñu koy gis. xam nga ndaw si dafa nekk ni ñu koy gis. non du question juge sama xalaat laay joxe. du question juge sama xalaat laay joxe. xam nga ndaw si su fekkente ne dafa ne dañ koo violé. mu indee argument am
waaw argument yi moom mu dem ba ci biir mu am problème pour défendre yooyu argument est-ce que kooku dina neex a défendre. fi mu koy défendre ci yéen ci seen xel ak moom la. mais dañoo jot si procès verbal bi commissaire. jot ngeen ci procès verbal bi gis ngeen li ci nekk enquête noonu lay demee. il faut ngeen bàyyi ñi koy lijjanti ñi koy interpréter xam parce que nit la ñuy manipuler ak li mu def mais yéen su ngeen bëggee gis naa lii rek conclusion kon kii elle est de mauvaise foi ceci cela du ngeen dem parce que jamais au grand jamais duñ ko juger ci grand place. jamais au grand jamais loolu duñ ko lijjanti ci grand place kon ñun nañ leen ci li nga xam ni ñun mooy li nga xam ni moom la ñu mën a def ci lii xew d'abord commencer respecter droit ku nekk. mais nga xam ni wax jii ñaata viol ñoo fi am fii ci Sénégal yu avéré yu non avéré te amuñu bii publicité amuñu bii mbamb amuñu bii lii li tax mu nekk ko c'est parce que kiñ ci tudd laa wax de tudd dafa di nit ki nga xam ni dafa nekk ci pénc mi di laajte suñu réew. ni moom mii kat nii la mel dama jullite am naa ay jabar am naa ay doom du ma nuyu jigéen dama maandu dama jub du ma sàcc quelqu'un qui nous convoque ci valeur dañ koy juger ci éthique ak valeur il faut que loolu taxaw ñu nangu ko yàlla bu mu violé ndaw si c'est anormal que ñun ñu déséquilibrer communication bi au point que kii duñ ko poñe ci éthique ak valeur duñ ko poñe da nga ko war a poñe ni ko kon yow débat bi ci éthique ak valeur da nga ko débat bi essence mujj gi gis nga suñ ko condamné inéligibilité un jour par rapport à ça éthique ak valeur boo tax ñu koy def donc dès le départ comme moom moo dugg ci penc mi daal di ni moom leader politique la homme politique la rawti dolli dafa bugg yore réew mi rek éthique ak valeur day taxaw il faut que loolu ñu sédd ko te bañ fi nekk nag léegi man je vous donne yéen journaliste dama leen di may droit wu ngeen def lii ngeen di def yëpp mais il faut que mu am ñu taxaw wax leen ni dañu war a rétablir équilibre yi réorienter débat bi et c'est le rôle qu'on fait il faut que ñu teg débat bi fu mu war a nekk kii lu tax muy laajte suñu réew ba noppi di dem ñu naan dañ koy maase toogul kër bi maase. mais dafa feebar commissaire moom wax na ko. mais nee na dafa am feebaru ginnaaw. loolu yi tamit yéen da ngeen d'accord ni dafa feebar mais spécialiste yi nee nañu wala bon sens nee na moom warul dem faju ñi foofu député la nee na moom lu tax du ngeen wax ni da ngeen ko banaliser. oui li ma fayee ko woon ci chinois yi dafa cher xaw ma ci japonais xaw ma ci allemand yi dafa cher lu tax du ngeen débattre loolu ni hey sama waay wax ñu leneen. lu tax du ngeen wax ni mais yow su fekkee da nga feebar lan ngay wuti ci suite beauté massage xale bu rafet bu neex xale bu rafet ay nooy lan nga fay wuti mais mu wax leen li mu fay wuti ngeen ni yow foofu de sa place ku nekk mën nga fa dem. mais su fekkente ne foofu lay yëgee tamit massage comme dem na fa demati fa. amaana mi ngi fay yëg loo xam ne mais tamit commissaire da nga koy nangu ne c'est sa vie privée tamit. non c'est pas sa vie privée il n'a plus de vie privée. il faut ngeen nangu yéen tamit ni dafa am lu mu jaayante ak askan wi jaayante ak réew mi amul droit ni vous le défendez mal en disant que c'est sa vie privée. non mais est-ce qu'il a le droit est-ce qu'on va élire n'importe qui est-ce qu'on va confier notre pays à n'importe qui maa ngi gis cas yu tuuti sax li ci journal bi tey sax wax bariwul parce que dafa ay Clinton lay wax ak ay ceci cela mais loolu dafa rythmer vie politique monde bi dafa am li nga xam ne dafa xat politique ak mërs fu mu duggee rek yàqal na leader bi ciy dugg. pourquoi parce que askan bi nga ko séqal. kon jàpp nga ne Ousmane Sonko dina ko yàqal lu bari coow li. ma ne du ko yàqal lu bari dem naa fa rek def naa fi li daf ko war a yàqal lu bari. mais du li ñu gis démb université Cheikh Anta Diop étudiants yi ñu ngi ko jox bopp ba tey de ndiiraan moo ko fa topp démb Cheikh Anta Diop. réew mi ëpp na université man dama foog ni tey il faut que moo tax ma wax la il faut mu am ñu taxaw xëccaat affaire bi. ñu xoolaat affaire bi ñu waxe feneen pour que nit ñi xippi seen bët pourquoi ngeen éverti wu ci absolument déplacer problème bi si c'était le meilleur DSK c'était le meilleur. non mais xam nga France ak Sénégal du benn situation du ñu benn. DSK ki ko accusé bokkul ak ki accusé Ousmane Sonko. non man du ma def circonstance mu ko accusé waaw moo tax bi ngeen dee DSK ma ne la comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison mais ici comparaison est raison parce que nous parlons de valeur et d'éthique. loolu mooy déterminant yi ce ne sont pas les faits conséquences su faits yi au plan comportemental au plan éthique au plan valeur. parce que bii c'est une première au Sénégal. c'est une première au Sénégal. raison de plus pour qu'on s'y arrête raison de plus pour que ñun ñu taxaw daal ni lii kat mosu ñoo dal kaay leen ñu taxaw xool kii fu mu ñu yóbbu kii fu mu ñu jëmee. wala kii fi ñu ko yóbbu wala kii fi ñu ko yóbbu tamit. non fi mu ñu yóbbu fi mu ñu jëmee d'autant que moom foofu la woote nee na ñii damay lire ci ay këfin il traite les gens de
d'amateurs de luxure, de détourneurs, de voleurs, de ceci, ça. Ça veut dire qu'il convoque l'éthique, il convoque les valeurs, il convoque l'honnêteté, il convoque la justeté, il convoque tout ce qui est éthique et valeur avant que ñu dugg ci caractère pénal ou non pénal. Tey su ñu duggee ci lii moom mu ñëwaat tamit il nous amène ce truc-là et consort, nous devons aller avec lui là-bas. ok commissaire fi ñu yëkkatee balaa ñu yëkkati jotaay bi dafa am loo xam ne dañ ko gis ñu bëri doon ko naqarlu mi ay PV yoo xamante ne dafa génn ñëpp jot si mu tasaaroo yow nga nekk koo xamante ne liggéey nga ci police ba retraité loolu ndax ñëpp nee nañ du lu normal waaye loolu naka la war a mën a amee tamit ba PV yi nga xamante ne circuit bi muy jaar waroon na mën a ump journaliste wala place publique bi. loolu ñun ak yéen ñoo ko seet loolu ngeen di wut tous les jours yéen a ngi jëm seet lan moo nekk ci tiroiru ministre bi yéen a ngi jëm seet lan moo nekk ci archive commissariat yi yéen a ngi jëm seet lan moo nekk parce que loolu muy seen liggéey ci biir service yi ñun ñu ngi topp nit ñi administration ñu ngi topp nit ñi toujours pour wax leen lan mooy secret nan lañ war a gérer secret su lii amee il faut qu'on considère que ni faute de service la mais faute de service bi ou bien quelqu'un qui est à l'intérieur qui a utilisé ses propres sentiments pour croire que bu defee lii moom dina jox un coup de pouce nit muy faute de service ou bien yéen journalistes yi ngeen def ci ay moyens recruter ay infiltrés yi nga xam ni dinañ leen jot li ci loolu ou bien ci tàmbalmbaay bi wala au parquet ou bien dans le cabinet d'instruction yéen am ngeen seen possibilité pour dugg ci loolu ñun jàngat bi ñu ciy am mooy comme lii am na te bii dafa grave warloon nekk dinañ gën a renforcer gestion wu secret yooyu jëm def ay investigation en interne pour xool affaire bi fan la jógee suñu xamee kan la ñu sanctionné mais y a rien d'extraordinaire à dire ça ne veut pas dire que l'administration est mauvaise et poreuse ou quoi que ce soit mais c'est que yéen da ngeen ko soxla tout le temps da ngeen ko wuti journaliste suñu kër waaye tamit dañ leen koy jox parce que famille nekk bu ñu ko joxul ci réew yëpp da ngeen di débrouiller yéen pour jot loolu il ne faut pas en faire l'affaire des autres bis bu ñu ko tëjee bu baax a baax day yàq seen liggéey donc yéen d'accord leen ni ci biir dafay am ay tóob yi nga xam ne ñu ngi ci biir seen motif bopp la ñuy am pour def leen seen motif bopp la ñuy am pour def leen wala muy tóob yi nga xam ne dañ leen organiser yéen a leen organiser intéressé leen xëy na sax di leen jox xaalis xëy na di leen def leen di leen corrompre pour ñu indi leen di leen soxla pour ñu am information bi ñu soxla souvent bu la ñuy tuddee source yenn ci waxu journaliste. voilà lan mooy doon sa kàddu gu mujj commissaire li ñuy wax ni kàddu gi li ñu amoon ci temps jeex na lan mooy doon lan ngay jeexalee débat bi. ñaax askan wi ci ñu bàyyi xel ci ni réew mi waruñu ko bàyyi ci mu demee nii lu mel nii am rek ñu topp fi mu tëdduloo pour régler ko ñu régler réew dañ koy yore ci éthique ak valeur dañ koy yore ci li nga xam ni moom mooy tax ku ñu fekk ñu ni kii mooy suñu njiit nga xam ni tànn nañu njiit bi nga xam ni war nañu mën a jiite souvent dañuy wax naan un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Essayons de mériter de bons dirigeants. Ñu ni askan bu nekk ñi koy jiite dañu méngoog moom moo tax ñu mën ko jiite ñun doon fexe bu suñu jikko yi ñuy woote yu baax ñu am ay njiit yi nga xam ni même bu fekkee sax demuñu kaso nanu wone jikko yu mel ni yi nga xam ni ñun moom la ñu am moom la ñuy woote ko sara jërëjëf commissaire Cheikhna Keita ñu koy jaajëfal ci invitation bi ñu nangul fii ci Sunugal 24 ñu doon waxtaane mbirum Ousmane Sonko ci côté bi nga xam ne police taxawaay am na ko ci ak manifestation yi amoon fële ak arrêté bi nga xamante ne gouverneur bu Dakar jël na ko ngir tere lépp loo xamante ne jënd la ak jaay carburant ci détail ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun Libaas Mbaye moo nekkoon ci caméra yi ba beneen yoon incha allah.